asalaamaaleykum mbokk Wakaam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar man la seen mbokk Assane Cissé donc ñëwoon rek waxtaan ak yéen tuuti ci sunu candidat Abdou Aziz Gueye ak wax leen aussi tamit lan moo tax ñu war a ànd ak moom lan moo tax mu war a nekk maire Wakaam à partir du 23 janvier incha allah. Donc Abdou Aziz Gueye dafa nekk benn candidat boo xam ne tey mooy profil bi nga xam ne tey moom la population bi maanaam exigé parce que élection ren bi dafa am benn enjeu bu am solo bu ci am maanaam population yi léegi dañoo dem ba yeewu ci wàllu élection municipale bu njëkk bi ki gënoon nekk guerrier ci koñ bi ki gënoon rëy làmmiñ ki ëppoon mbooloo moo daan ñëw rek taxaw imposé wu ñu jël mairie yi jox ko su ko defee lépp lu ñu fi am ci lu baax ñu séddoo ko ci seen biir dem seen yoon population yi duñ ci gis seen bopp nit ñi dem nag ba conscient ci loolu ñu mujjee daal di nag exigeant trop ci wàllu choix yi ñi nga xam ne mooy sunuy maire ñu ne nag ci ñi ñu tànn nag bëgg nañ ci wax dëgg yàlla ku bëri xam-xam bëgg nañ ci ku jub bëgg nañ ci aussi tamit koo xam ne askan bi rek moo koy tax a jóg tey jii nii bu ñu bëggee wax ci Abdou Aziz Gueye dina yomb trop parce que déjà def na ay preuve am wane na ay preuve am ci privé bi mu nekk ñëpp xam nañ ne kàngam la ci li mu jot a taxawal mu ngi dox bu baax a baax macha allah fii ci biir Wakaam aussi lépp loo xam ne waa Wakaam dénk nañ ko lu mel ni USO ñëpp gis nañu taxawaay bi mu ci am bu weesoo loolu aussi lépp loo xam ne tamit waa Wakaam soxla nañu ko daf ciy taxaw saa su nekk kon tey man des fois su ma déggee beneen camp bi ñuy laajte Abdou Aziz Gueye lan la fi def man daf may def ay ree man kay li ngeen ñu war a laaj kay mooy jëmm ji nan la ñuy def ak moom ndax taxawaay bi mu am fii ci Wakaam te waa Wakaam joxaguñ ko mandat kon kooku bu amee mandat ñëpp xam nañ ne dëkk bi dina ko liggéey donc ñu ciy woo ñëpp ñuy woo waa Wakaam cette fois-ci ñu def le bon choix du kenn ku dul Abdou Aziz Gueye candidat yi bari nañu coow li bari na waaye nañu voté utile mbir mi raw gàddu la ki jiitu mooy gagné képp koo xam ne bëgg nga changement te ñëpp gis nañu ne Abdou Aziz Gueye mooy candidat bi gën a positionné wu tey di fas yéene jàkkaarloog Bathily Diallo donc ñuy invité population bi surtout les jeunes ñu ñëw ñu jël sunu courage à deux mains ñu jàkkaarloog Bathily Diallo ñu jëlee ko ci mairie bi. tey jii nii bu ngeen xoolee ñi wër Abdou Aziz Gueye dafa nekk ñoo xam ne ku ci nekk si ñoom mën nañ wax ne yow mën nga sax nekk maire c'est des jeunes góor ak jigéen yoo xam ne fi ñu dëkk déjà ci seen quartier ku ci nekk am na loo fa représenté te ñi ko wër ñëpp aussi bu ngeen leen xoolee ay nit yu exemplaire lañu ay nit yoo xam ne ñu respecté lañu donc loolu rek déjà wane na ñun fi ñu jëm lan lañ fa war a def ak naka la war a demee yenn jeunes yi nga xam ne aussi nekk nañu ay candidats nekk ci dëkk bi ñu gis seen taxawaay gis na tamit ñu ci bari dañoo yaakaar xëy na peut-être yeneen dirigeant wala yeneen xaw ma naka laa koy homme politique jóge feneen ñëw jàpp seen loxo yëkkati seen loxo man yaakaar naa dañuy nax seen bopp. parce que pour man bu fekkee da nga bëgg a nekk maire gox yow amuloo fulla ak fayda jóg doxal sa bopp ci sa population wax ak ñoom ba yow nga yaakaar ko ci keneen ku war a jóge ci commune am ñëw yëkkati sa loxo yaakaar naa ne da ngay nax sa bopp. donc boo nekkee ndaw da nga war a gëm sa bopp ñëw ànd ak ki nga xam ne moom la ñëpp àndal ñu jële fi li fi nekk mu ñëw Abdou Aziz ñëw taxawal équipe am ñu doxal dëkk bi. bu ñu duggee aussi tamit ci wàllu programme am man côté bi ma gën a yitteel sax mooy ci wàllu social bi lan moo tax mu soxal ma man surtout côté daara yi man daara yi dafa nekk loo xam ne man daf ma yitteel trop. man de su ma sañoon bés bu ko yàlla indee ci mairie bi man bëgg naa mu recenser lépp luy daara fii ci Wakaam ak sëriñu daara mu xam ñaata daara ma fi nekk ak ñaata sëriñ ma fi nekk sëriñ bu nekk aussi ñu xam ñaata taalibe la yor bu ko defee ñu mën leen boole ci programme bi ñu leen di jàppale ci wàllu dund ñu leen di jàppale ci côté yépp côté loolu moom soxal na ma lool. ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo nekk ci informel bi ñu mel ni menuisier yi ñu mel ni tailleur yi ñu mel ni mécanicien yi ñooñu aussi bëgg naa mu boole leen
ci programme am parce que ay jëmm lañu yoo xam ne dañu nekk ci communes yi di fi liggéey lu am solo mais souvent duñu leen bàyyi xel donc su ma sañoon daal vraiment mu jàppale leen bu baax a baax a baax mu taxawu leen pour cette fois-ci mu nekk une première ci ab mairie ñu boole ñooñu ci programme parce que ñooñu aussi dañ leen di fàtte te dañuy jouer rôle bu am solo ci dëkk bi tey lu mel ni par exemple un mécanicien ngay dem ci benn garage mécanicien ci koñ bi xale yi gën a dëgër bopp ci koñ bi ñu bañ a jàng fa lañ leen yóbbu donc bu eggee dina fa fekk njiit li dina ko jël encadré ko di xeex ak moom yar ko ba mu nekk nit ba mu normal te kenn du ko si jàppale donc ñooñu aussi vraiment soxla nañu mairie bi wala autorités yi di leen taxawu de temps en temps daara yi aussi gis nañu xale yi des fois dañuy taxawaalu ci mbedd bi et tout bu ñu mënee dimbali aussi xam nga ñu mën a waxtaan ak sëriñu daara yi signé ak ñoom même bu ko jaree benn protocole d'accord à partir de 11h bu ñu gisati benn taalibe buy taxawaalu biir Wakaam ñëpp dellu bu ñu yalwaanee ba 11h ñëpp dellu ci daara yi chaque fin du mois wala chaque 2 mois wala chaque 6 mois mairie bi di leen jàppale ci wàllu dund ak ci wàllu garab donc loolu moom nekk na loo xam ne soxal na ma lool te bu ma sañoon wax dëgg yàlla le président Abdou Aziz mu bàyyi ci xel waaye di inviter la population wakamoise di leen wax ne leen lii c'est une chance boo xam ne bu ñu nangu buñ maanaam lii opportunité la boo xam ne bu ñu nangu mu rëccuñu waaw parce que tey Abdou Aziz Gueye nangu nekk candidat rek loolu rek déjà ndam la parce que ñëpp xam nañ ne Abdou Aziz Gueye bëgg kër gu mu dëkk taxul mu bëgg nekk maire Wakaam bëgg ay privilèges wala ay avantages taxul mu bëgg nekk maire Wakaam donc loolu moom dafa leer te tey man gis naa ci Abdou Aziz njub goo xam ne gis naa ci moom aussi tamit bëgg Wakaam bëgg goo xam ne tey moom bu gisoon beneen profil bu ko gën man leer na ma ne lépp lu mu jàppoon dina ko bàyyi dem ànd ak kooku waaye nag yàlla dafa dogal ne tey jii nii c'est le meilleur profil tey jii nii moom la waa Wakaam choisir moom la ndaw ñu choisir moom la mag ñu choisir moom la suñu mbokk mool yi choisir moom la sportif yi choisir moom la jàngalekat yi choisir moom la ñëpp taamu donc dafa war a nekk loo xam ne li xale yi naan cooki fin maanaam bàcc li jàllo mënuñu comprendre mu laaj ñu mandat ñu jox ko amul résultat mu ñëw laajaat ñu encore ñu jox ko deful résultat mu ñëw di ñu laajaat loolu bu ñu ko sax may ba le 23 janvier incha allah bu ñu xëyee balaa midi lépp dafa war a leer ñu xam fu ñu féete ñu def changement bu gaaw ñu jàll ci leneen Wakaam nag jamono bi may wax ak yéen nii àdduna yëpp ñu ngi ñuy reetaan léegi nag dafa jot wax dëgg yàlla ñu am maire bu présentable dafa jot nag Wakaam parce que Wakaam mérité na loolu au moins mérité nañu maire bu présentable mérité nañu maire bu am xam-xam mérité nañu maire bu correct maire boo xam ne bu waxee nit ñi respecté Wakaam bu jëfee nit ñi respecté Wakaam parce que Wakaam aussi am na lu mu représenté ci àdduna bi monument de la renaissance amul fenn ci àdduna Wakaam la am mosquée de la divinité amul fenn ci àdduna Wakaam la am phare des Mamelles gi amul fenn fu mu am fu dul Wakaam ci histoire du Sénégal daf ci bokk ay kàngam jóge fi ay kilifa jóge fi façon kilifa bu nekk jóge na fii Wakaam kon tey Wakaam mérité na vraiment maire bu présentable maire bu correct maire bu bëri xam-xam maire boo xam ne wax dëgg yàlla bu ko waa àdduna bi gisee dinañ ñu naw dinañu fonk te dinañu respecté te loolu yaakaaruñu ci kenn ku dul le président Abdou Aziz Gueye donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen invité waat encore une fois le 23 janvier incha allah bulletin bi mooy MPD liggéey bulletin bu gris la mu am picc bi bu leen ko fàtte ñun ñëpp nañ ci jàpp na ko ñëpp def suñu yitte Abdou Aziz Gueye incha allahu rabbi le 23 janvier ci ngoon ñun ñëpp ñu ñëw feetandoo ko incha allah di leen gërëm bu baax di leen sant